mbokk yi seetaan Tawhid TV asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu amaan nañ mbégte lool ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaay bi nga xam ne moom la ñuy tudde gindi di émission bi nga xamante ne émission bi waxtaane tolluwaayu jamono la di waxtaane actualité yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci biir réew mi di ko dund bitim réew actualité yi nga xamante ne fu mu xewee ci àdduna bi rek ñu teg ko ci taabal ji jéem cee waxtaan ak yéen gindi askan wi émission baa ngi nii dellu seeti na mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen nuyu di am mbégte ci dellu si waat ci ak yéen niñ ko baaxoo defee di dalalaat bu baax suñu jigéen soxna Ndeye Andalaayit Serif moom la ñuy àndal saa su nekk dalal suñu invité tey itam ci thème bu am solo bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee bala maa ñëw ci thème bi ak yi nga xam ne moo ci aju jaajëfal équipe technique bu xarale bi nga xam ne moom la ñuy àndal dañuy daal di jox soxna Ndeye Andalaayit mu nuyoonte ak ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñu door a ñëw ci li ciy topp Ndeye Andalaayit noo yendoo. di la nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu ñëpp ñi ñuy seetaan à travers Tawhid TV. di kontaan ci dalaat ci plateau Gindi bi di dalal suñu gan ci jotaayu Gindi. macha allah am na solo Ndeye Andalaayit ñoo ngi lay nuyu di la lalal. laali na maa lay lalal yow itam. waaw man moom jar na maa lalal comme d'habitude waaw jar na maa lalal kontaan naa lool ci teew ak yow tey ñoo ngi ci studio bi itam ci plateau bi ak suñu mbokk docteur Modou Ngom nekk koo xamante ne jàngalekat la professeur franco arabe fële ci Kër Massar moom la ñu war a seqal waxtaan wi professeur ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen jaajëfal te di leen ndokkeel ci invitation bi ñëw rek pour wax lu soxal askan wi wax ci jàngale bi wax ci dëkk bi wax lépp loo xam ne daal dina dimbali xale yi dina dimbali système bi mu gën a jëm kanam. bi ma lay nuyu sax dama laa waroon làkk séeréer ne la o fogole séeréer mi xasim na naam yooyu iyo a faaxa ko naa xam naa du ma ci sori waaye mën naa ci nëxal nag ni ñuy def rek mooy daal di ñëw ci li nga xam ne moom la ñu war a waxtaane tey ndax jamono ji ñu toll képp koo xamante ne waajur nga yaa ngi bàyyi xel lu jëm ci njàngum xale yi toll ci jàng itam ñi ngi bàyyi xel ñoom ci seenum njàng ak jàngalekat yi nga xamante ne kon buñ ko doon wax dañuy wax ne éducation ci boppam moo jara waxtaane waaye éducation itam luñ ko waxtaane léeg-léeg contexte bi ñu toll daf koy jox forme boo xamante ne moom lañ ko war a tudde ñu jóge ci at yoo xamante ne njàng mi xaw naa soogi ñaagaan lool ndax crise sanitaire bi nga xam ne dund nañ ko waaye itam yu baree bari yoo xamante ne xew na ci biir doxalin woowu bañ agsi nag ci atum 2021 dëgmal li nga xamante ne mooy examen wu xale yi waaye léeg-léeg buñ tollee foofu jaaxle gu baree bari da ciy am émission Gindi damay wax ne loolu daa bokk ci li ko tax a jóg maanaam lépp loo xamante ne dafa nekk ci kanam te ñu soxla ci ay gindi soxla ci ay leeral soxla ci waxtaan day jaadu ñu indi loolu teg ko ci taabal ji waxtaan ci ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy ñooy jàkkaarloo ak ñun moo tax examen 2021 bu waree dugg ci nawet bi war a dend ak li nga xamante ne mooy Tabaski day boole ñaari yëf mooy événement ñun niñ fonke xew ak niñ ko bëggee waaye itam nawet ak jafe-jafe yi nga xamante ne moom lañ ciy jànkonteel waaye njàng mi ci boppam buñ ko xoolee léeg-léeg at mu jot dañuy wax ne examen yi fi ñu ko jàpp baax na nañ ko puusaat bu gënoon a jege si mu gën a gën bu gënoon a nàngam mu gën a gën loolu dañ ci ànd ak yéen ci waxtaan wu yaatu waxtaan woo xam ne danaa ko séq ak suñu invité sëñ Ngom sëñ Modou waaye danañ ci ànd itam ak ki nga xamante ne mooy Ndeye Andalaayit danañ leen demalit ci terrain bi jël xale yi nga xam ne ñooy jàng seen ay xalaat ñoom niñ ko gisee jël yenn ci ñi nga xamante ne ñoo leen di jàngal ñoom it seen i xalaat niñ ko gisee séq ak ñoom waxtaan wi ba mu gën a yaatu Ndeye Andalaayit xam naa bu ñu waxtaanee ci njàng yéen da ngeen ci mën a wax lu baree bari ndax bi ngeen jógee ci école yi yàggut yéen a xale yi ci nekk même génération la donte yéen a leen ci njëkk a génne nooy jàngatee système éducation Sénégal manière générale waaye rawatina contexte bi nga xam ne moom la ñuy dund. waaw jërëjëf sëñ Mbacke thème bi tey neex na ma déjà parce que éducation lu mu ëmb dafa bëri te ñun bu ñu xoolee jamono ji suñu système éducatif xaw na bëri ay côté yu bëri yoo xamante ne war nañ ko mën a waxtaanee ndax am na ay mbir yu bëri yoo xamante ne neexuñu si te responsabilité yi dañ ko partagé que muy enseignant bi wala que muy élèves yi étudiants yi ba si parents yi sax kenn ku ci nekk am nga ci loo xamante ne war nga ko ci mën a wax te bu ñu xoolee dañuy delluwaat ci li nga xamante ne moom mooy système éducatif xam ne lan mooy système éducatif dafa bëri ay composants ak ay acteurs yoo xamante ne dañ ko séq te ñooñu li leen tax a jug mooy suqali li nga xamante ne moom mooy enseignement ak li nga xamante ne moom mooy formation enseignement ak en général ak li nga xamante ne moom mooy formation muy élève bi enseignant bi étudiant bi professeur bi ku mu mënti doon te enseignement dafa doon lu yaatu loo xamante ne foog ñu koy fàttali ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir ñoom ñooy yor mbiru jàngale ñi nga xamante ne ñoom ñooy xale yi parce que xale bi ngay yar ëllëg mooy nekki cadre mooy nekki ji président sax
donc il faut que nga am benn taxawaay booy am ak moom parce que mbir mi yaatu na lool te enseignement dafa doon loo xamante ne yow développement xale bi ci boppam da nga ko war a suqali si fànn yu bëri ba ci jikkoom ci comportement am nu muy ñëwee ak li nga koy jàngal ba xam na qualité nga koy tegal te bu ñu xoolee tamit jeunes yi dañu leen war a jàppale enseignants yi ba nga xamante ne dañuy doon ay responsable ci société boo xamante ne dafa libre te maa ngi ñëw ci côté réaménagement date examen yi nga xamante ne joxe nga ko bu ñu xoolee daaw suñu examen yi nu mu demee tombé woon nag nawet te bu ñu xoolee instant yi toxal bi ñu toxal date yi tamit dina tombewaat ak nawet est-ce que état bi tamit prévoir nañ li amoon daaw bañu am ren parce que daaw gis nañ ci image yi ay xale yoo xamante ne dañuy jàng ci biir ndox mi dañuy yéeg ci kaw banc yi wala maître yi yéeg ci kaw banc bi di jàng te loolu doon na loo xamante ne war nañ ci def taxaw seetlu te li tax ñoom ñu jël date yi toxal ko ñoom rek ñoom ñoo ko xam te war nañu indi ay leeral tamit ñu gën a yaatal mbir mi bu ko defee kenn ku ci nekk di nga si mën a gis sa bopp parce que tamit xale yi décision bu ñu mënti jël ñoom la ñu war a jiital donc il faut que ñu xoolaat mbir mi te suñu système éducatif fu mu toll nii dafa xaw a feebar te loolu noonu li ko waral bëri na est-ce que tamit enseignants yi nga xamante ne ñoom ñooy jàngale formation bi ñu leen defal est-ce que jaar na yoon est-ce que xale yi tamit réceptive nañ maanaam est-ce que ñoom jàngal bi ñu leen di jàngal bëgg nañ parce que dem nañ ba jamono ji foog nañ ne bu ñu jàngee sax bu ñu amee ay diplôme du leen tax a tekki ndax peut-être gis nañ seen i mag jàng nañ am nañ ay diplôme te peut-être ñi ngi seen kër nekk di chômer donc loolu rek doon na aspect boo xamante ne tiital na leen su ma ñëwee ci côté enseignants yi dañu war a laajte ba xam ndax enseignement bi par vocation la wala léegi par accident la parce que bu njëkk ba ñi nga xamante ne dañuy jàngale dañuy bëgg li ñuy def ndax nit li ngay liggéey boo ko bëggee day fës bu fekkee nag da nga koy def nii pour la forme rek tamit day fës te bu ñu xoolee bu njëkk ba lycée yi doon jàng sax par excellence lay nekk man am na benn mag bu ma waxtaanal mu ne ma bu njëkk ba lycée Van Vollen moo jiitu topp ci lycée Delafosse bi nga xamante ne bokk na si suñu kii yi suñu reportage yi ak lycée bi nga xamante ne moom mooy Blaise Diagne léegi naa boo demoon ba nekk privé sax day mel ni comme si yow loolu gàcce la ci yow dañuy rayante ci public bi parce que foofu enseignement de qualité lañ leen doon tegal te enseignants yi tamit dañu mënoon li ñuy def parce que dañu bëggoon li ñuy def mais léegi sax tane na parce que privé yi ñoom dinañ am ay exigences yu ñuy tegal yow mii nga xamante ne yow yaay jàngal xale bi non seulement di nga ko jege di nga jege ay wayjuram di nga waxtaan ak ay wayjuram parce que wayjur yi tamit si lañ te bu ñu xoolee tamit ci wàllum diggante enseignants yi ak xale yi dafa mel ni comme rapport de force la parce que relation yi nga xamante ne dañ koy entretenir ak xale yi am na ñombe yu bari yoo xamante ne parfois dañ koy gis suñu information yi te li koy indi mooy jamono soppeeku na est-ce que enseignants yi ñu ngi bàyyi seen xel ci seen diggante ak seeni élèves yi nga xamante ne ñoom lañ jàng parce que ñoom ñoo représenté parents yi ci biir kër gi mais parents yi tamit est-ce que xawuñu démissionné parce que sa doom war nga ko yar boo xamante ne bu ñëwee école ba am na benn melokaan boo xamante ne du ko fa yar xale yi non seulement am nañ fit ci kër ga am nañ fit ci mbedd mi mais am nañ fit ci école bi ñoom dañu war a xam ne école jàng mu leen fa indi mais du ñëw di xoolee bët professeur bi wala enseignant bi comme bët bi ngay xoolee sa morom parfois da ngay gis ñu dépasser seeni enseignant ñu leen di ñàkke teggin te bu boobaa wax ji bu soree tamit fu muy mujjee ñëpp xam nañ donc il faut que suñu système éducatif bi daal li ñu ci métti yëpp ñu teg ko ci table. lu am solo la dugg na ci tomb yu baree bari yoo xamante ne laal na li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee nga xamante ne bu doon ab ubbi la dama naan xuus na ci bu baax a baax ba nga xamante ne nii débat bi tegu na ci taabal ji ci wàllu système éducation ci boppam léeg-léeg am na ay problème ay jafe-jafe yu ndaw ndawaan yoo xam ne mi ngi ci yoo xam ne teg ko ci taabal ji waxtaane ko léeg-léeg mu nekk farata professeur yow moom acteur nga ci biir système boobu. waaw acteur bu wér lañ ci biir système bi ndax ñu ngi ci bu ñu ko mesurer war na def fukki at ak juróom boo xoolee taxawaay beeg jëmm ji peut-être mën na la nax dëgg la waaye yàgg nañ ci donc li mu wax dama koy dëggal ci am yu ma ci dëggal ndax système éducatif bu Sénégal moom système bu dëgër la waaye dafa am liñ ci war a joyanti lu bari ci doxalinam ndax organisation rek la laaj mais nekkul ne amul dëgërul am na ay bànqaas yu wóor yu mu wéeru yu taxaw li ci des mooy doxalin bi ak organisation bi ci war a am organisation bi nag day fekki ku nekk acteurs yépp muy déjà état bi nga xam ne moom moo teg école am ne damay éduquer damay jàngal damay tàggat ndawu Sénégal ci nii laa ko bëggee xale Sénégal bu am nangami at dama bëgg mu ñëw ci école bi buy génn mel nii nekk citoyen bi man lii citoyen bu méngoog lii citoyen bu mën a jëfandikoo lii citoyen bu mën a yor boppam yor réew mi nekkal boppam nekkal réew mi nekkal askan bi kon loolu kooku cër bu rëy la ci am dëgg la mu tax kooku tam day naan pour ma def loolu faw ma wut màkkaan yi mu war ko teg
teg ko ci norme teg ko ci yoon pour ñu mën fa daje ndax studio bi am na ñoo xam ne boo ñu ko defarewul donc li ñuy def nii émission bi du jaar yoon kon foog école yi ñu toppatoo ko defar ko ba mu mucc ayib léegi nag day nekk luy màgg ndax boo amee ñaari invité studio bi man na mel ni booy amaat ñeenteel invité faw nga am li ngay faw nga yokk jumtukaay yokk chaise yi gën a yaatal ñu gën a tàncaloo dëgg la loolu mooy école bi mooy nekkul lu tubaab di naan statique dafa dynamique day dox di dem day yokku fan wu nekk weer wu nekk jamono bu nekk te école bi liñ fay jàngale xam-xam bi benn la mais ci ay kii yu bari lay aaju te ci nit ñu bari lay jaar kon système boobu mu ngi fi makkaan yooyu faw ñu defal ko ñoŋal ko boo jógee ci makkaan yi ñu ne ñan laa fay yónni ñooñu d'abord balaa ñuy jël xale yi dama leen di jël tàggat leen def dara seen bopp def dara seen xel ndax dara nga ca ba pare mais ma ñu jàngal leen won leen nan la ñuy tàggatee xale ñoom loolu lañ leen di jàngal ku lay jàngal dañ ko jàngal ba pare dafa jàng li nga jàng dem ñu tàggat ko jàngal ko kon jàngalekat bi daa war a jàng nan la ñuy jàngalee dañ koy jàngal loolu école normale supérieure moo fi nekk pour loolu ak yeneen école waaw fa lañ leen di tàggate ñoo xam ne dañu war a jàngal nit ñi donc boo jaaree foofu ñu tàggat la ba nga xam boo duggee classe rek buñ la xoolee boo xoolee élèves yi nga xam nooy tooge nooy waxee nooy jëflante ak ñoom ak sa xam-xam bi nga leen war a jox nan nga koy doxale masha Allah loolu tam foofu lañ leen di tàggatee buñ la tàggatee foofu ba pare ñu génne kayit jox la ne la demal béréb sàngam école nangam boo fa demee da nga fa fekk njiit ba muy directeur ba muy principal ba muy proviseur ba mu accueillir la dalal la xam na fi nga jaar ndax jàngal nañ la boo ñëwee école bi nan lay mel nu muy tolloo fooy tàmbaleeg looy def boo ci tàmbalee ci loolu ay ca li des mooy li ne sa xel sa xam-xam liñ la jàngal nga war ko appliquer ñan nga fay fekk yow enseignant bi élèves yi ñu indi ndax état bi buy def yooyu yëpp dafa newoon pour xale yi ñu jàngal leen buy indi ay créer ay texte indi makkaan recruter ay enseignants signer leen i kayit di leen i fay pour yéen xale yi ngeen mën a ñëw nag jàng si wax parents yi nag xale bu am atub nangam indil leen ma tàggat ko def dara ci bopp bi def dara ci xel mi def dara pour mu mën a gis xàmmee xam nu muy dundee mën a yor boppam mën a yore réew mi ëllëg parents yooyu am ci beneen wàll donc élèves yooyu bu ñëwee enseignant bi ak établissement bi ak école bi ñu organiser leen ci ay textes yu ñuy wax règlement intérieur école yi bokkul ak texte yoo xam ne école bi yépp a ko bokk école bu nekk war a bindi texte boppam ak nu muy doxale yooyu bu wéyee élèves yi war cee tënku enseignants yi tënku ci ku nekk xam nga li la war ndax man invité la manuma jël micro bi di présenter déedéet enseignant bi jàngalee ko war élève bi jàng si moo ko war administration bi lijjanti diggante élève beeg enseignant beeg kayit beeg njàngale mi ni muy doxe ñoo leen war ndax ñoo fi toogal nguur gi ñoo fi toogal gouvernement bi ñoo fi toogal réew mi kon ñooñu tam arbitre lañ acteur lañ kon ci loolu ñooñu ay acteurs yu wër lañ ñoo xam ne ñooy coordonné diggante élève bi bu amee rëq-rëq ak enseignant bi diggante élève bi bu ñëwul élève bi am rëq-rëq sax ak parents ñëw école wax ko ñu convoqué ay parents ci école loolu tam école bi day doxal yu mel noonu yooyu yëpp acteurs yooyu moom la ñuy dajale parents d'élèves yi am ci wàll ndax dañ lay ne boo juree doom ba mu egg nangam indi ko boo ko indiwul am na dëkk yoo xam ne ay daana la ciy topp bu tollee ci dugg école bu tolloo dugg école boo ko indiwul ay daan ñoo la ciy fekk effectivement waaye suñu dëkk bi bindoo na noo xam ne même buñ ko bindee wax ko def ko am na ñoo xam ne duñ ko ni jëfe kon lu ci bëri manquement yi foofu lay tàmbalee bu fekkoon ne ku nekk lañ la xalal yoon wañ la xalal ne la tënku ci tegu ci boo indee rek jafe-jafe du am waaye nag sa yoon dafa ami xaaxam sama bos ami dëkk bosukee ami puso nga bëgg a dajale yoon yi yépp ne ñépp jaar leen ci du sotti
loolu indi jafe-jafe dëgg la professeur ni mu ko indee itam am na solo maanaam acteurs yi nga xam ne ñoo séq éducation bi moom nga wax kenn ku nekk dafa am rôle boo xam ne moom la war a jouer tàmbalee ko ci état ci boppam nga xamante ne moom mooy ndey ji te itam bu jagee ndax olof day wax ne tegale bu jubee te daanuwul ba jiitoo jub kon état ci boppam mooy laytaay ji nga xam ne ni mu war a téyee yëf yi loolu da koy téyee ni mu ko war a téyee su ma la déggee jàngalekat bi ci boppam wax nga lu am solo ndax moom ci boppam ku doon jàng la maanaam li xale bi di jàng lépp moom jàng na ko ba noppi ñu jàngalaat ko nan lay jàngalee nga xam ne loolu mooy bi mu amee xam-xam ba noppi day jàngiwaat nan la ñuy joxee xam-xam bi doog a mën a ñëw jox ko ki nga xam ne moom lay jàngal yooyu nag bu ñu ko dajalee te tegale ko ni ñu ko war a tegalee ay résultats rek la ñuy indil xam naa bala maa gën a soriwaat ci débat bi damay dem Russie fekk fa Abdoul Karim bu ko defee ñu daal di déglu ki nga xamante ne mooy monsieur Dieng ma nga fële ca lycée de la France nekk koo xam ne yàgg na fa bibliothécaire la bu ko defee mu jox ñu moom itam xalaatam ci tolluwaay bi nga xamante ni moom lañ toll jamono ji Abdoul Karim kon ñu déglu monsieur Dieng seetaan ko dellu si waat ci plateau bi. Monsieur Dieng bibliothécaire au lycée mixte Maurice Delafosse. examen ñu ngi koy préparé comme ni ñu ko daan defee l'année scolaire s'est bien passée sinon depuis l'ouverture des classes jusqu'à aujourd'hui bon à ma connaissance lycée bi tey la am une petite perturbation te perturbation boobu mu am dafa am lu ko waral. examen yi ñuy pousse mais dafa amul benn impact ci affaire bi. C'est normal parce que ñu ngi ubbi au mois de novembre def une période de révision parce que boo seetloo année scolaire daaw jànguñu ñu def révision ba mois de janvier entamer le nouveau programme donc bu ñu entamer le nouveau programme à partir du mois de janvier c'est normal ñu repousser l'année scolaire jusqu'en fin juillet c'est très logique mais en tant qu'enseignant arrangé na parce que même bu dul dara enseignants yi le 31 juillet moo daan nekk date de fermeture officielle des classes bon avec li ñuy defee weteer bi indi ko d'octobre à novembre c'est la même chose les 10 mois d'année scolaire lay am rek ou bien les 9 mois d'année scolaire. En tant qu'enseignant un programme kenn mënu ko jeexal da ngay def l'essentiel rek mais programme ne dama jeexal suma programme moi en tant qu'enseignant je ne suis pas d'accord. Ah oui tu as vu les élèves sont en train de travailler wóolu nañ leen. bon élèves yi agressé professeurs yi dama ko gis ci plusieurs angles d'abord éducation bi au niveau des familles éducation de base bu baaxul xale bu génnee xale mbedd lay doon. beneen plan bi état gëdd gi mu daan jox enseignant parce que man mi wax ak yow j'ai enseigné pendant 39 ans avant de quitter les classes door a ñëw fii gëdd gi ñu joxoon enseignant bu njëkk ak léegi amatul l'enseignant n'est plus respecté fañ ko tegoon tegatuñ ko fa. secondo enseignant yi aussi génération bees bi am na fu ma leen blâmer aussi seen proximité avec les élèves aussi dafay mën a indi problème parce que enseignant war a am rideau bu nekk ci moom digganteem ak élève am relation yi war na am relation bi fu muy am na foo xam ne nag boo ko amee ak élève relation lu ci mënti xew yaa ko teg sa bopp loolu aussi enseignants yi war nañ xoolaat seen bopp. li ma mën a wax parents yi daal leen la d'abord ñi may njëkk a blâmer mooy suñu moroomu góor ñi parce que dama sentir benn démission ci école léegi bu nga xam ne parents yi góor yi ñoo ko def boo seetloo léegi ñun jàngalekat yi koo gis mu ñëw école li lijjanti doomam jigéen lay doon donc góor ñi bu ñuy démissionné bàyyi jigéen ñi ak école bi ak seen doom yi mais nu muy demee c'est rare nga gis parents d'élèves bu ñëw école jigéen rek nga gis seen yaay yi te yaakaar na ne doom ji yaay ak papa ñoo ko bokk cër bi ci yaay am cër boobu la ci papa am surtout papa nag parce que man la ma xamoon bu njëkk ba may jàngale papa yi dafa dañoo amoon sax complicité ak jàngalekat yi te loolu léegi gisatuma ko waaw. li ma jox conseil parents yi rek mooy ñun ñëpp ñu xoolaat suñu bopp parents yi xoolaat ni ñuy yare seen doom yi jàngalekat yi xoolaat seen comportement envers les élèves parce que élève bi ngay jàngal da nga koy considérer comme sa doom.
jërëjëf monsieur Dieng fële ca lycée de la Fonce defe naa àndalaay it xam nga monsieur Dieng yow waaye fi mu toog sax dafa am solo ci bibliothèque bi parce que dañuy faral di wax ne xale yi xam naa loolu danañ ci ñëw professeur yeneen i jotaay yoo xamante ne da nga ñëwaat ñu waxtaan ci wàllu liir bu njëkk dañuy nangu liir dañuy jàng waaye léegi njàng mi dese naa bënn lool ndax côté yooyu waaye moom itam biñ ko dékkee micro léegi tudd na yu am solo ci situation bi nga xam ne moom la ñuy dund jamono ji ci wàllu njàng mi tàmbalee ko ci diggante professeurs yi ak ñi nga xam ne ñooy élèves yi parce que dafa bokk ci actualité bi professeur boobu doon joxe cours xale yi fekk ko fi mu koy defee agressé ko loolu tax na itam loolu ñëwaat ci loolu waaye fi muy daaneele léegi lu am xorom la mooy parents d'élèves yi maanaam parents yi ak xale yi ci école yi nee na yaay yi dong lay gis ñuy ñëw di toppatoo xale yi waaye bàyyi moom daanaka ñoom xam naa peut-être bàyyaa ngi ci tool yi kon boo demee àndalaay nooy jàngatee intervention bi bi professeur def. waaw man damay kontaan si gisaat monsieur Dieng. di ko remercier. parce que moom participer na ci ñun suñu nekkin ci Delafosse. man Delafosse bi ma amee BFM laa fa dem. ah bon donc man xam naa ko bu baax. parce que ñun des fois bu ñu ñëwee ci bibliothèque bi dañuy soit ñu jàng foofu di préparer suñuy examen wala ñuy lire. damay ñëw rejoindre lire bi nga doon wax sànq. parce que moom bokk na mën naa ko jël comme exemple si ñi ma ne dañuy def enseignement par vocation. parce que enseignement par vocation mënul weesu nga jàngale nangami at. pare ci loolu ñëw nekk bibliothécaire. te dafa participer si ñun sànq mi ngi koy wax ne même enseignant bi nga xamante ne moom moo nekk ci école ba dafa am rôle bu muy jouer. moom mooy beneen parent wu gone bi. ñun daf ñu daan defal ay conseils yu bari. bu ñu ñëwee da ngeen war a jàng nii ak nii ngeen war a doxalee di ñu yee ci lu bari. di waxtaan ak ñun di jël temps te peut-être loolu mënoon na ko si bañ a fekk. mais amaana dafa xam li ko war moo tax loolu noonu yëpp mu def ko si moo tax ñu ko ci gërëm bu baax participer na si su ma ñëwee ci beneen cas si beneen fànn bi ngay wax muy parents yi comme ni mu ko waxee nee na jigéen yi rek ñooy ñëw benn côté nag dëgg la ndax parents yu góor yi dafa mel ni ñoom bay si waar bi lañ gën a bàyyi foofu laal lañ gën a soxal foofu moo leen gën a soxal dem liggéey ñëw après mère bi daal moom mooy gérer kër gi pare ci loolu gérer doom te parent bi tamit daf ci am wàll même bu wàccee normalement lu mu sonn war na mën a jël quelques minutes jàppale xale bi ci li nga xamante ne peut-être moom mooy ay exercice am wala xool xale bi ni muy jàngee donc moom daf ci war a impliqué wu mais souvent fii Sénégal boo xoolee affaire yi noonu lay demee dafa mel ni comme si maire yi ñooy gën a impliqué wu te tamit am na benn aspect boo xamante ne man mi nekkoon Delafosse parfois dafa doon am dama xamul ndax diggante élèves yi la ak parents yi lan moo am ci biir parce que souvent da nga daan gis parfois ñu ne parents yi dañu war a ñëw jël seen bulletin doom wala yooyu xale yi non seulement du ñu jàng mais dañ koy ragal sax wax seen parent ba dañuy génn si mbedd bi di ut parent mbedd par exemple mën nañ dajeeg benn pa wala benn mère ne la man de sama bulletin dafa génn sama parent dafa lay nga xam ne parent bi day mel ni yoonam nekkul ci bulletin bi merci day mel ni comme si yoonam nekk si moo tax moom am na benn kii bu mu joxee bu ne benn IN bu nekk ci bulletin bi xale bi dina am parent bi dina am occasion saytu doom ba xam mi ngi jàng ak li muy jàng ndax mi ngi am ay résultats donc loolu ñu ci dolli doon na benn plus boo xamante ne dina tax parent bi dina am contrôle ci doomam ba pare dina tax waajur yu góor yi tamit gën a impliqué wu si seen njàngum doom parce que ñoom am nañ ci wàllu wu rëy masha Allah am na solo professeur seetaan nga sa naataango bi waxaale na lu am solo sax ba wax ci programme parce que léegi dañuy wax programme yi jeexut nee na en général jàngale sa programme ba mu jeex am na lu mu ci wax na itam diggante état ak jàngalekat yi ci boppam wala diggante état ak système enseignement bi ci boppam yow lan nga ciy dolli rafetlu naa kàddu monsieur Dieng déglu naa ko bu baax li mu wax dëgg la non seulement parents yi dañu démissionné ci école bi mais on dirait que acteurs yi yëpp dafa am une démission collective maanaam bu yaatu boo xam ne ñëpp ñu sëkk école bi dafa nekk ci ñoom ñenn ñoo xam ne dañ koy ñëw rek di ko def ndax seen wareef la nii rek waaye nekkul lu ñu gëm ña fay jàngale dañuy xëy ñëw dugg def lu ñuy def ci njàngale mi après génn doxi leneen parent bi talul école bi élève bi lañ fay bàyyi administration bi yenn saay contrôle bi mën nañ lii mënuñu lëlee donc école bi rôle bu mu doon jouer ci société bi ak fi ñu ko tegoon moo fa nekkatul parce que école moo nekkoon nattuwaay boo bëggoon gis ci société bi ñu xam ne am na li ñu leen ñeewe wala li ñuy xool ci ñoom da nga doon xool ña génne école waaye léegi école yoratul loolu nekkatul nattuwaayu société bi da ngay gis ñu jaar fale ñu mosta jaar école coiffé ñu jaar école ba ñoom du ñu tekki dara ñoom dañuy romb rek looloo tax
cër bu ñu war a jox enseignant bi joxuñu ko état bi cër bu mu war a jox enseignant bi joxu ko élèves yi aussi comme dañu soofantal professeur moom bu taxawee ci kanamam day mel ni keneen a taxaw ci kanamam bokkatul ak professeur yu njëkk yi buñ taxawee sa kanam nga sentir ne am na ku ne sa kanam bu njëkk aussi c'était ça mais léegi xale yi da ngay ñëw dañuy considérer aussi que ne ñoom ñiy jàngale léegi ak ñu ñuy jàngal soranteetuñu at loolu tam rôle boobu foog ñu jël ko ci en considération bi ni muy war a taxawee doon bàyyi lu muy màggee élève bi bëriwul dëgg la am ñoo xam ne ba may doog a tàmbale bi ma leen di jàngal samay morom lañ nga xam ne yéen a bokk génération ñoo bokk génération li ñuy def laay def kon loolu dafa ci jouer lu bëri mais du tere yow mi ñu formé comme ni ma ko waxee au départ yow nga xam fa nga war a taxaw waaye itam am na benn melokaan yi élèves yi di mel boo xam ne dañ koy indaale melokaan boobu nag ci kër yi lañ koy régler lu tax mënuñ ko régler ci kër yi li may wax sama élèves yi rek koy parents yi taluñu leen da ngeen ñëw jóge kër ga ñoom dañ leen di dundal rek jox nga lekk nga naan après nga génn ñëw dëgg la de day mel ne sax da ngay bëgg a débarrasser wu ci xale yi c'est ça ndax dañ lay ne sax ndax tey lu tax xale yi jànge wuñu tey kër gi kenn mënu fi dégg kenn xeju fi dañu am ñuy préférer sax bu xale yi jàngewul ñu dem yóbbante leen fenn wala ñu dénkaane leen fenn c'est-à-dire dañuy daw léegi xale yi te parents yi présence su parent sa doom di la xool yow mii kilifam ngay dem ci kër gi di dikk muy gis ngay def ngay wax muy jëf ngay jox day am lu muy def ci moom dëgg la day def ci moom nangu dëgg la ba bu ñëwee ci école bi professeur bi bu ko xoolee ne ko va au tableau day jël craie bi dem élèves yu bari léegi da nga koy ne mu ne la duma dem tableau day diirante ak yow mbagg comme li ngay wax te prof bi am na autorité boo xam ne maanaam kilifteef boo xam ne ci classe bi dafa am fu mu yem bu tollowul foofu nag bu tolloo foofu nag mënatoo ko wees da nga koy bàyyi loolu mooy indi xat-xat yi ñàkk a déggoo bi indi violence bi mais man mënuma cautionner élève fekk professeur di ko agressé wala di arracher micro bi wala di ko wax meneen melokaan dafa mel ne loolu lu dabe ci mais yéen ba ngeen di jàng xalaatu leen woon xalaatuma loolu ku daan jàng bu daan gis professeur am day daw booy bu dafay da nga koy nëbbatu da nga koy ragal ba nga xam ne day jéggi dayoo da ngay gis ne sa professeur da lay wax lii sax da ngay dem ci kër gi ngay déglu say parents ñu wax loolu nga ne déedéet monsieur waxul loolu monsieur lii la wax maanaam waxu professeur bi lay gën a dëggal ko waxu parent bii taxaw ci kanamam dëgg la professeur bi wala maître am bi la gën a ragal que parent yii que parent yi sax dañ koy ne dinaa la booleeg sa maître yow bàyyil rek mais professeur nooy jàngatee fi ñu toll nii nga xamante ne contexte bi ñuy dund ren ak examen yi buñ ci duutee suñ baaraam dëgg-dëgg ndax jàpp nga ne examen yi ñu toll ci di ko puus wala di ko xëcc noonu la war a demee wala lan moo ñu indil loolu xam nga examen buñ ko naree jàngat dafa nekk processus bu gudd maanaam fuy muy tàmbalee ak ba fu muy yem boo ko naree maanaam jàngat ci date bi ak rapport beeg liñ la jox rek maanaam da ngay doo ko jàpp bu baax da ngay fausser analyse bi boo bëggee analyser examen dëgg da ngay tàmbale gis nga bu école ubbee examen tàmbale na bu école ubbee examen tàmbale na ci nan parce que élève bi buy tàmbalee inscrire lay xam ne moom classe d'examen lay def dañ lay ne indil say bulletin indil say nangam am na xale yu bari yoo gis balaa ngay dégg njàmbatum kayitu juddu rek waaw examen bi jot dëgg la parce que mënta def inscrire classe d'examen mën nañ ko autoriser mu mais du def examen bi tant que kayit yooyu matul effectivement moo tax ma ne la buy tàmbalee école ubbee rek mu war a inscrire classe d'examen examen am tàmbalee dëgg la monsieur Dieng bi doon wax bibliothécaire la mais il me semble que moom mooy gérer examen et concours wala ka koy gérer wala ka koy saytu moo am na ci wàll way kooku bu école tàmbalee mooy jël ña inscrire bind leen ci liste ku nekk foo juddoo sa date de naissance kuy sa ndey kuy sa baay foo jaar sa livret bi da koy defar ba mu mat mu teg ko nii ndax dañ koy yóbbu bu dee BFM dañ koy yóbbu IA wala IF bu dee bac dañ koy yóbbu office du bac ñooñu liggéey boobu ñuy def di def ba jouru examen bi mooy ñoŋal yëf yi
loolu ku ci tardé sa inscription boo ko faussé maanaam sa examen maanaam yow bokkatoo. dëgg la nga gis ñoo xam ne mënuma def examen ndax dama am problème kayit. boo weesee foofu ci njàng mi. bu école ubbee ngeen tàmbali nag ci njàng mi. parce que examen ñu bari dañ koy jàngat ci la professeur biy joxe. waaw examen romb na foofu. ah bon bu baax. kon fan la. kayit yi ma la wax déjà. waaw ñu ngi ci. parce que bu kayit yooyu matul. boo defee examen dëgg la boo tàmbalee jàng lay professeur bi di def boo ko maîtriser wul. doo def di nga ami kayit di nga ami feuille ñu jox la nga sëgg di bind. mais doo jàll. doo am diplôme. boo paree ni ngay nekkee ci école bi dafay am livret bi lay topp ci année yi nga jàng. ñu ne koy wax livret de bac. résultat yépp yi nga def ak sa melokaan yépp ñi nga mel ci école bi mi ngi ñu def foofu mu ngi ñu bind foofu. jury bay joxe bac bi wala bay joxe diplôme ba dañuy ubbi foofu saytu xool ba mu leer. ñu xam ne élève bi njàng mi de waaw am na note yi. bu dee note yi rek mën na am diplôme bi. mu des nag comportement melokaan waaw. est-ce que kii mel na li tax ñu war ko ne nangam la. parce que tam liñ lay woowee da nga koy wuyoo. am nga bac imaam nga. professeur nga. lii nga. te ku la gis xeeb la ci. effectivement wallahi. kon diplôme boobu moo tax livret boobu faw ñu xool ko. moo tax ma ne booy jàngat examen am ñu bari yu ñuy recalé. kayit boobu moo leen di téye. dëgg la dëgg la. am na ñu bari ñu ñuy may bac. pas may comme may am li leen di dese ci ay points. ñu repêché leen pousse leen baal leen ko. te seen comportement moo ko ndax mottali seen comportement bi ñu bind ci kayit boobu moo leen ko may. kon comportement lu am solo la ci njàng parce que dafa mel ne sax enseignement lañ wax ak éducation. nga xamante ne école bi kon daa war a joxe xam-xam waaye daa war a yaraate bu baax noonu muy tàggate nit nag ci xam-xam tàggat ko ci yar mooy tax mu mën a doon ki muy doon bu génnee. léegi boo weesee foofu ñu jàpp datu examen yi. ñu indi sujet yi. jour bi ngay nekk di def cours. waa office du bac ñu ngi woo ñeneen ñiy defari sujet. ñuy organiser. bac bi di préparer dispositif bi war a ñëw. lycée yi di wër centre yan ñoo war a abriter centre école yëpp du ñu nekk centre bac. yan école la ñuy accrédité yooyu yëpp ci biir année bi lañ koy saytu di dox di dem di ñëw di defi voyage di dem. di commander ay feuille examen commander encre commander lépp loo xam ne examen ci la. examen dafa nekk lu compliqué. lu compliqué. lu sérieux. dëgg la dafa mel ne sax bi ma la déggee ba nga expliqué li ci gën a tuuti mooy tey la examen ak jàpp nañ date bi. waaye seen la boo xam ne gudd na trop. loolooy jeexantal gi te lan ne ci ginnaaw. ba nit ñi tollu foofu. ba c'est très lourd dafa diis. buñ la ko waxoon doo ko attan. macha allah Andalaay dégg nga professeur. professeur daf maa delluwaat bac ba sax ba ngay def bac bi. Badou bi ngay def bac daa métti woon. yombul woon mais loolu li ma ci dolli mooy ne élève bi nga xamante ne moom day def examen. comme ni ko professeur waxee da nga war a def ci sa bopp ne yow da nga war a def examen. dëgg la. topp nañ téléphone yi. te li ñu naan technologie moom avancé na ba nga xamante ne. vague numérique la boo xamante ne ñun mënuñu koo téye ak suñuy loxo. mais li muy yàq moo ëpp lu muy defar. xale bi nga xamante ne da ngay def examen da ngay def sa bopp ne yow mi da nga war a def examen. te examen dañ naan souvent waxtu yi nga xamante ne moom lañ joxe pour examen bi parfois du leen doy. te sànq monsieur Dieng mi ngi koy wax programme moom kenn mënu ko jeexal. te professeur léegi sax dëggal na ko ne yow mi nga xamante ne yow yaay jàng parfois li la professeur bi di jox rek du la doy. examen dafa laaj benn intelligence boo xamante ne plus lay nekk. yow li ngay jàng école ba kese du la doy. parfois da ngay gëstu dolli ci. parce que foog nga am benn bagage bu dëgër boo xamante ne moom ngay yóbbaale. parce que ñi nga xamante ne ñoom ñoo lay corriger tamit parfois du ñu am benn temps bi. dëgg la parce que copie yi ñuy yor bëri na. donc yow li ngay def ci sa feuille bu doonul loo xamante ne am na solo lool. amaana dañ koy sax soofantal. donc xale bi nga xamante ne da nga am examen yow foog nga def sa bopp ne yow da nga war a def examen da nga war a réussir tamit. xale yi topp nañ télé bi muy ñi nga xamante ne ñooy def CM2 wala BFM ñii ñi ngi ci télé bi. ñii ñi ngi ci série yi. ñii ñi ngi ci téléphone yi. donc influence yi bari na ba nga xamante ne foog xale yi delloo si waat si seen xel. xam ne jàng bi kese moom moo leen ci mën a génn. donc il faut que ñu bàyyiwaat xel xool li nga xamante ne amul solo ñu bàyyi ko. te ñu dem ci l'essentiel. te mbir mi yaatu na ba nga xamante ne daal examen comme ni ko professeur expliqué daal doon na lu yaatu te xale yi comme par exemple émission bi nii ni ko professeur leeralee dina tax ñoom ñu gën a joxaat importance li nga xamante ne moom mooy examen. xam ne ca ba ñu ubbiwee la examen bi tàmbali. ñu xool li nga xamante ne daal amul leen solo ñu wan ko ginnaaw. te xam ne daal examen bés bu set da nga war a pare. buñ ne la suba sax war nga mën a ñëw. commencer sa examen. dëgg la am na solo professeur waaw. programme yi mu wax léegi laa bëggoon ñëw. c'est vrai que am na yu ñu war a joyanti yu bëri ci programme Sénégal.
ndax jeexantal bi diplôme bi examen bi yëpp ci programme bi lay tënku. lépp liñ ci investir ci xaalis. lépp liñ ci waaj. ñépp li ñu redéployer. teg ko ci terrain bi teg ko ci kaw table bi. pour rek examen bi am. dafa tënku ci programme bi. ndax sujet bañ lay jox ci programme bi lañ koy tibbee. kon programme bi mooy liñ lay jàngal. dëgg la lañ lay jàngal mooy lan. ñu war a xool la ñuy jàngal léegi suñuy xale yi. ndax jamono soppeeku na changé boo xam ne. te ñun dañu nekk ñoo xam ne dañuy répéter rek. liñ fi newoon école Senghor wala école Blaise Diagne école Senghor moo fi ne ba léegi. programme yi tuuti na liñ koy laal. te jamono bi toll na foo xam ne. ak suñu mag yu baax yi ak réew mi fu mu toll. dafa am lu ñu war a defaat yeneen yar ak yeneen melokaan ak yeneen jikko ci suñuy doom. réviser waat programme yi wàññi ko. am na série yoo xam ne liñ leen di jàngal pour man. jaratu ko. nañ ko gën a wàññi. ñu gën a concentré wu ci seen spécialité. programme bu ndaw te baax. xale bi xarañ. gaaw a dem gaaw a xam lu muy def. moo gën ñu jàngal ko programme bu yaatu seen élève u Sénégal dafa lu bari duñ koy jàngal. maanaam jàng na àdduna bi yépp. mais jolof gi xamu ko. dëgg la xamuñu ko moom kay Sénégal xamuñu ci dara. gëj na jàng jolof ba muy nekk ndaw. as tuut de ko réciter nii. mais ba mu màccee ba màgg. xammee. jàngalatuñ ko jolof jàngalatuñ ko kajoor. effectivement. Chine lañ koy jàngal. Japon. États-Unis. Brésil. dëgg la Algérie. dëgg la fekk yaa ngi yóotu. Afrique di jàngi lu sori te yow li la gën a jege. xamoo ko ba noppi ubbi parce que xelam ubbeeku na ñu ubbi ko ci àdduna bi. fekk xamatul sax tànkam fu mu ko teg. te loolu daa bokk ci li muy jur mooy da ngay xeeb sa bopp. ndax yow li ngay gis yi da ngay jàpp ne loolu rek moo fi nekk. te buñ la jàngaloon sa bopp am na loo am. li nga am ñoom it amuñ ko bu ko defee da ngeen di mën a daje ci pénc bi. maanaam programme yi xew léegi. il faut que programme yi ñuy jàngale ci élémentaire bi. ba ci yu diggu doom yi. ñu réformer waat ko am liñ ci yéegal. ya ñuy jàngal xale yi ci monde entier bi. ñu gan ko wàññi. yenn série yi yenn leçon yeeg yenn programme yi ñu supprimer ko. gan leen renforcer ci lu ñu soxla. macha allah bu programme boobu kiiwee. ñu gan ko planifier waat. parce que école planification la laaj. dëgg la mais bu ñu planifié wul programme bi kañ lañ koy changer nañ lañ koy changer orientation bu ñu am. ci système éducatif bi rek. mooy indi jafe-jafe yi programme bi 10 élèves buy dem bac. ñu ne ko 52 leçons. nga war a jàng. nga war ko xam pour moom daf ko war a guux lépp nu mu war a guuxee alxuraan. dafay jafe ci moom. dëgg la donc day tiit du xam. yenn saa yi dañuy loterie. xaaral ma jàng 5 fii 3 fii 4 fii. après téye bu ñëw rek ma xam ne sama chance la. donc loolu bu ñu demee ba système tollu foofu foog ñu kii ko. te xarale yu bees yi ñoŋal na njàngale ñoŋ boo xam ne buñ ci tënkuwaatee rek. defaraat suñu njàng bi defaraat suñu école bi ñuy dem fu sori lañ. te bu gaaw. dëgg la dem fu sori ba pare dem fa demin bu gaaw te bu gaaw. effectivement mais. système éducatif Sénégal dafa nekk boo xam ne dafa tënku ci ay texte ay kayit balaa nga koy soppi procédure yi benn génération mën na ci romb balaa ñu koy tàmbale rek bu ñu waxoon révision programme tey élève ba nekk seconde mën na am bac du fekkee programme bu ñu wax dina am bac ndax dina durer at ñaari at ñetti at ñu officialiser ko fekk moom dem na te ba mu nekkee seconde la ñu annoncé mbir mi ñu ngi annoncé bac UEMOA. maanaam harmoniser waat mais booy defaat bac UEMOA bac boo xam ne réew yu bokk UEMOA yépp ñoo koy bokk. te bacu Sénégal jafe-jafe yi am fii ak nawet bi ak ndox beeg leneen di réglé guñu loolu. réglé guñu programme bi réglé guñu nu ñuy évoluer. ñun suñu bopp. na may jàngalee franco arabe kay jàngale Wakam ak kay jàngale Blaise Diagne wala lycée Lamine Gueye ñu ànd ba ñun ñu mën a évaluer ndoo suñu élèves. ñu tuddee ko progression commune. loolu tam day sooxe. ndax système bi ndax fu ñu nekk ndax réalité yu bokkul yi. parce que bu amee kiiwu appel laayeen parti Cambérène yëpp du jàng. déedéet boo am waaw boo amee màggal Touba. une semaine. Mbàkke ba Touba kenn du jàng. bu amee gàmmo Kaolack. mais gàmmo ba gàmmowaat kenn du jàng. dëgg la te bi ñee di jàng.
bi ñee arrêté ne dañuy gàmmowaat ñee ñu ngi jàng te ñooy def benn bac bi dëgg la kon organisation boobu mooy planification bi may wax faw ñu xoolaat ko harmoniser waat calendrier wu datu Sénégal yi ñu xam ne datu nangam dañuy def nangam office du bac gën a organiser waat mu xam ne dañu war a am office national du baccalauréat office bi fi nekk ñu tënk ko ci université Cheikh Anta Diop ak université yu bëri yi ñuy créer nga dégg sax président bu mu dem Matam annoncé waat na foofu université am na bu ñuy samp xeer Tambacounda mu nga fa ba léegi romb naa ko fa université yu bëri yooyu office du bac bii nii ak nii université yu toje ci réew mi mënatul gérer loolu yëpp. Très bien am na solo professeur xam naa waxtaan la woo xamante ne bu ñu ko gënee xóotal li mu ëmb dafa bari ku ne xam na ne enseignement wu Sénégal jamono ji ñu toll waxtaane ko ci benn 45 minutes moom xaw tuuti ko gën a mënta nekk ndax ci sa biir ay wax rek li ci feeñ ci sama bopp bi ci luñ mën a waxtaane dafa yaatu lool bari lool ba kenn xamul nu mu toll ndax ci biir loolu am na ci loo xamante ne grève yi ak lim ciy def jafe-jafe parce que bu ma tuddee grève baat bi day tudd noonu mais jafe-jafe bi koy jur ba noppi di répété wu at mu jot mu am nga xamante ne maanaam at mu jot day mel ne dañuy sowee rek année bi pour njàng mi bañ a yàqu mu bañ a nekk année balance buñ ko sowee ba mu soweewu rek ñu continuer waat delluwaat ci lañ nekkoon même école yi nga xam ne day am ndox sax buñ ŋaccee ndox mi ba noor bi yëpp dañuy fàtte ni fii da doon taa bu nawetatee école boobu mooy taawaat encore xam naa loolu dañ ci ñëwaat ci ay yeneen waxtaan yu gën a gudd waaye damaa bëgg ñu déglu benn élève ci xale yi nga xamante ne itam jëloon nañ leen ci reportage bi muy Aminata Sidibé moom itam mi ngi foofu ci lycée bi ñu demoon léegi di lycée de la France moom itam mu joxe xalaatam ci tolluwaay yi nga xam ne moom la ñuy dund rawatina diggante élèves yi ak professeurs yi waaye rawatina diggante élèves yi ak examen yi ci boppam kon ñu dem Russie seetaan benn xale reportage bi def na yu baree bari yoo xamante ne amoon nañ yéene mu jàll ci émission bi waaye émission problème mu temps la te solo si monsieur Ngom di génnee ci plateau bi itam am na solo lool Abdou Karim ñu seetaan xale boobu daal di dellu siwaat wala élève boobu daal di dellu siwaat ci li nga xamante ne mooy plateau bi. Sidibé, élève en classe de première S2 élève aussi ci école lycée mixte Maurice Delafosse ma loolu ñàkk de respect laa ko jàppee parce que am na loo xamante ne bu ñu ko doon def sa papa du la neex mais jàppal ne looy def bàyyi jàmbur ñu ngi koy def sa bàyyi loolu rek laa ko mën a jàpp parce que dafa am élèves yoo xamante ne dañoo indiscipliné des fois on dit que faute bi ci parents yi la non faute bi nekkul ci parents yi parce que parent mën nga nekk sa kër nga éduquer sa doom normal nga jàpp ne yow boo nekkee bu génnee ci mbedd bi li nga koy éduquer loolu lay def or que bu génnee ci biti leneen la ñuy def genre dañu leen di gaaw a daa am élèves yoo xamante ne dañoo neex dévié wu loolu laa ko jàppee ku du respecter sa papa moom rek mooy def loolu te looy def sa baay jàmbur jàppal na ñu ngi koy def sa baay loolu kese moo waaw totalement parce que yow d'après li ma dégg profit bu ñuy grève daa fekkante ne que fay ñu leen et autres mais yow nit nooy nekkee ci kii ni sa métier di liggéey tout le temps ngay travailler nga ñëw ñu war la fay loo xamante ne moom ngay dundalee say njaboot ci ñu bëri ci lañ la yaakaar mu joxuñu la tamit loolu dafa metti nit moom lu yonent bi daan wax balaa sa ñaq di fer nañ la jox sa li nga moom loolu lañ daan wax noonu donc na nit buy liggéey balaa ñaqam di fere jox ko lu mu moom waaw loolu la si il est temps état bi jël ci ay métuwaay parce que ñoom da leen leer na seen doom bu ñu jërëjëf Aminata Sidibé wax na wax ju am solo de xam naa maa ngi koy wax Ndeye Adalaye léegi ci close yi ne ko xale bi xale la waaye kii bi mu def interview bi mu def dafa wax lu am solo loo xamante ne wax dëgg yàlla sagal na moromi xale mi nga xam ne ñoo toll ci jàng rawatina seen diggante ak ñi leen di jàngal ndax wax na ne loolu def sa wayjur wa ca kër ga waroo koo def commencé ak sa wayjur te jàngalekat moom bàyyi la ñun bu dee ci daara ji dañuy wax sax ne jàngalekat sax dañuy wax sax ne dayoo bi mu am sax xaw naa tolloog bi wayjur am ci doom ndax jamono ji mu taxawee ci sa kanam wayjur la ci yow ndax xam-xam bi mu lay jox àndalaa it yan kàddu nga ciy dolli. waaw kàddu yi ma ciy dolli mooy xale bi dafa am ouverture d'esprit. parce que fànn yi mu laal bëri na. mi ngi tudd indiscipline mooy nekkin bi nga xamante ne moom la xale yi war a nekk ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen di jàngal. te loolu ca kër ga la tàmbalee parents yi démissionné bi nga xamante ne démissionné nañ ko ci seen yarum doom
talatuñ leen soit ñi ngi ci liggéey gi wala ñi ngi ci kër gi ba yar bi nga xamante ne dafa war ci seen doom duñ ko def bu ñu dollee ci loolu nouvelle figure de réussite yi nga xamante ne xale yi am nañ ko dañu dem ba système bi ñu doon wax LMD licence master doctorat léegi dafa nekk lutte musique danse xale bu ci bëriwul yaa ngi way boo wayul yaa ngi fecc donc ñoom ñooñu nga xamante ne ñoom lañ teg ci kanam ñoom la ñu gis ne ñoo ñooy modèle de réussite yi ñoom dañuy bëgg roy ci ñoom ba fépp fu ñu dem bépp bërëb bu ñu mënti dem comportement boobu la ñuy yóbbaale te comportement boobu nag dafa doon loo xamante ne dañu war a xam ne du leen jëmale kanam nit jikko boo xamante ne du la yokk waroo nangu mu lay wàññi te dañuy dem ba dafa feeñ ci non seulement seen comportement ci mbedd mi mais dafa dem ba bërëb bi nga xamante ne foofu la ñu war a sàkkoo xam-xam te tamit am na perturbation yu bëri yoo xamante ne dafay am xale bi mi ngi ko wax parfois dafay am ay grève syndicale ginnaaw loolu sànq ba tey ñi ngi koy waxtaanee volume horaire bi nga xamante ne d'enseignement bi nga xamante ne mënuñu ko atteindre sans comptant yeneen ak yeneen baisse de taux du réussite bi nga xamante ne am na donc am na ay mbir yu bëri yoo xamante ne parfois dafay perturber xale bi donc mu doon loo xamante ne daal yaatu na non seulement état war nañ ci jël ay mesures mais parents yi tamit war nañ ci jël mesure ginnaaw loolu tamit enseignants yi tamit war nañu xoolaat daal seen comportement ak xale bi am na solo jërëjëf Andala it professeur sànq bi ñuy dem ci reportage bi maa ngi doon tuddaale wàllu grève yi maa ngi tuddaale wàllu taxawaayu njàng mi ci boppam xam naa ñoo ngi ci minute yu mujj yi nga duggaale ci loolu boole ci li ngay yokk ci kàddu yi xale bi yëkkati jëmale ko ci yéen ñi taxaw seen kanam di leen jàngal. waaw xale bi wax na lu am solo parce que wax nañ ko ci démarrage émission bi que professeur bi véritablement cër bi ko élève warlu dafa rëy goo xam ne ñoom sax xamuñu dayoo gi ndax ka lay jox xam-xam moom defe naa lim la jox rëy na dëgg la moo ëpp alal moo ëpp lépp loo mën a xalaat du sax ay méngale ko ak i waajur waaye yenn saa yi lim lay téye lim lay jox foofu waajur gi la jur sax mënu la ko tegal sa bopp teg sa bopp wala mënu la ko teg sa loxo bu ko mënoon téye la ci kër gi teg ko def ko wala muy fanaan ak yow yendoog yow di ko def kon dafa am cër bu ñu warloo ak ñooñu loolu moom lu wér la damay faral di wax sama élèves yi na ngeen respecté ñi leen di jàngal nañ leen wormal gis nga liñ leen di jox xamu leen sax dayu bi boo demee ba màgg ba toll ci responsabilité ngay xam ne kii lu mu def ci man lu rëy la te gis nga xam-xam dafa am nees koy jëlee yéen dama leen di faral di wax bu leen sol yére rek ñëw ndax yére bi rafet naag tilim naag nangam na nga ñëw école da ngeen di rooti kuy rooti nag bul indi pañe bul wogas sa yére ñëw indaaleel paan gooy yóbboo ndox gi ngay root bul leen ñëw école gi ngir tooyal seen bopp rek après ñibbi ñu ne jàngi na ñëw na ku dem géej tooyal boppam rootoo da nga tooyal sa bopp nga ñëw léegi da ngeen fiy taataan fexe leen liy toqal seen xel gi dem ba nekk ci géeju xam-xam kon loolu nag pour ngeen am ko day am melokaan yar ak teggin yi ngeen mën a àndal ba yenni professeurs yi bu ñu gisee yenni élèves yi nu ñuy correcté dañ leen di naw dañ leen di respecté ba day arrivé ay moment sax ñu wax leen ko dee leen roy ci diw dee leen def comme diw ndax nii booy fekke suñu conseil yi ñuy valider seeni bulletins yi dañuy jël élève par élève ñu ne diw prof bu nekk wax ci melokaanam lu mu ci xalaat te loolu élève du ko fekkee te loolu rek la ñuy mentionné ci kayit gi ma la waxoon kon xam-xam dañ koy jële ni sell mu wóor bu toqee sax bopp day nekk géej googu boo demee ba màgg mu nekk alal goo xam ne moo lay jëriñ nee naa dem naa ba jox leen benn anecdote ne gis nga ñi ngay gis ñuy chômer wala ñuy liggéey te ma ñu faj seen aajo yépp seen xam-xam dañ ko jëlewul nu wóorul booy tricher ba am diplôme booy fo ba am diplôme dinañ ne am na bac de boo amee liggéey diplôme boobu du la jëriñ effectivement gis nga fi ñu fi yore lijaasa yu bari te mënuñu am liggéey wala buy liggéey du ci jëriñu dëgg la parce que joxul woon njàng mi parce que njàng mi xam-xam gi ngay jël ni ëllëg mooy lay jox njariñ ga njariñ ga li ngay jëriñoo ëllëg xam-xam ga ngay jël tey moo la koy jox. Allah jërëjëf professeur fi nga daaneelee am na solo lool waaye waxtu wi jeex na tàkk te émission bi moom li ma sumboon ngir ñu waxtaanee ko daanaka damaa toll rek ci di ko sóob ci gënn gi waaye dëbbaguñ dara waaye jàpp naa ne ñi ñuy topp itam benn jéego la ci gindi benn tomb la itam ci ñu gindeeku ci li nga xam ne moo nekk suñ kanam
xëy na wax kenn mënu koo wax ba mu jeex waaye bu ñu junjee mu doy te kàddu yi nga daaneele léegi dafa am solo lool ci bu ñuy joxee leçon bu ñuy dénk waajur yi di ko dénk xale yi di ko dénk ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi di ko dénk état mi nga xam ne moom moo ñu yoral suñu cëggal guy war ñoo taxawul suñu njàng ba mu jag liñ ciy déggee dafa bari professeur am nañ mbégte lool ci ñëw gi nga ñëw wuy si ñu fii ci Tawhid TV xam nañ ne jamono ji xat na yéen a ngi ci njàng mi waaye yëg ne njàngale mi ci classe yi dafa war a ñëw it ba ci wax ak nit ñi ci média yi ñu jot ci tolluwaayu jamono moo tax nga def effort u ñëw fii ci jotaay bi ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax di am kontaante lool nag ci bokk ak ku mel ne yow émission bi parce que defe naa man ak ànd laa it mujj nañ soppaliku ñoo xam ne dañoo nekk sa kanam di jàng ci yëg ne kii li muy wax xam na ko maîtriser na ko te itam dund na domaine boobu ma bàyyi la nga joxe sa kàddu yu tàggatoo. waaw man tam maa ngi leen di jaajëfal te li ngeen di def nii dafa am solo ma leen di ñaan di leen woo di leen encourager ngeen gën a indi école yi ci télé yi ak rajo yi ñu jële ci école yi comme ni mu ko waxee bëre bi fecc bi ak leneen li waaw caaxaan yu métti yi caaxaan yi ñu indi école bi ñu indi école bi ci télé yi ci réseaux sociaux yi élèves yi foowe ko buñ ko foowee danañ ko man loolu rek laa amoon li may tàggoo gan leen encourager ci émission bi véritablement maa leen gën a kontaan te am en tout cas li ñu war a wax ci école bi bëri na waaye maa ngi nii daal yoon yemul ci benn bu ngeen soxlawaatee rek ñun dinañ mën a jëm xuus par benn thème parce que pour ci émission 1 heure wala 45 minutes nga wax ci li ñu war a wax ci école du Sénégal benn thème examen rek xejul ci 45 minutes kon liñ ci war a wax bëri na waaye dañ koy junj rek nit ñi xam fu ñu féete kon jërëgeen masha Allah bëgg nañ lool ci dalal ko professeur Modou Ngom nekk fële ca Kër Massar di koo xamante ne professeur mathématique la waaye bari ay activité lool ci biir enseignement bi moom lañ dalaloon tey ci plateau Gindi danañ ko tegaat loxo ci yeneen i yoon li fekk ak jotam ma ngi koy may tobb yi suñ kanam yëpp danañ soxla xalaat yu mel ne moom Ndeye Andalaye Serifa Aidara yan kàddu ngay tàggatoo waaw man li may dolli mooy ñun ndaw yi nañ delluwaat ci discipline parce que nit ak lépp loo mënti am ci àdduna te amoo discipline doo dem fu sori mën nga sax bañ a dem te suñu éducation nationale tamit dafa war a sénégalaise dafa war a africaine nañ joxaat gëdd suñu langue nationale yi parce que fu si mel ni Chine foofu la ñu rawee dañoo jox doole li nga xamante ne moom mooy seen langue maternelle amaana ñun suñu wolof bi wala suñu langue maternelle yi ñu am buñ ko dugaloon si suñu jàng bi amaana am na ay mbir yu bëri yoo xamante ne lëndëm na suñu bopp du lëndëm danañ ci gën a wax loolu moom te mu boppam lay doon insha Allah boo xam danañ ci wax lu baree bëri kontaan nañ ci yow maa la gën a bëgg merci beaucoup nuyul ñu maire waaw dina ko dégg jërëjëf jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ci liggéey bi Abdoulaye Wade mi demoon ci terrain bi jëli ñu reportage yi te itam bari na ci yoo xam ne sax jotuñ koo jàllale ndax xataayu waxtu wi Abdou Karim moo nekkoon ci régie bi daan wommat émission bi ci yitte yéene ba tax mu àgg fii ci cottite li maa ngi teg nuyoo yeeg équipe bu Tawhid TV yëpp ci loxoom mu nuyul ma mboolem ñi nga xam ne jàpp nañ ci émission bi ndax waxtu wi jeex na tàkk mbokk yi cant ngërëm ñeel na leen lu jiw a jeexul jógu fa ñu dig leen daje ay bis gii di ñëw ci beneen émission Gindi incha allah